asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu mbokk yi ñu ngi leen nuyu di leen ziar bu wér a wér kenn ku nekk ñu ngi lay nuyu di leen ziar di leen jox sa wàccuwaay. waaw man maa ngi tudd Mouhamadou Ndiaye nekk directeur Touba Auto École nekk aussi le commissaire de l'ASCOM ñu yëngu ci wàllu permis yi ak wàllu course auto yi maanaam loolu suñu domaine la. ñu bëggoon nag tey sëñ Samb day ñuy invité ñu fas yéene toog waxtaan ak askan bi loo xam ne dañuy mel ni gindi ci loo xam ne xëy na ump na leen waaw sëñ Samb daal ñoo ngi nii takku di la déglu incha allah. 14e numéro de votre émission étude et analyse. mbokk yi ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax a baax di leen ziar di leen saafonte ak yéen ci On en parle ak Gandiol TV di ñëwaat ak yéen ci li nga xamante ni mooy sunu étude ak analyse yi ñuy amal mardi bu nekk doon waxtaan ak Serigne Mouhamed Ndiaye nekk ki nga xamante ni mooy njiital Touba Auto École beneen bi ci toppit muy yëngu ci li nga xamante ni mooy wàllum permis yi ba leeraloon na ci lu am solo ci changement bi ak li nga xamante ni moo ci nekk. waaye waxoon nañ leen ca tàmbaliment ba ne leen amoon na itam lu jëm ci wàllum course oto yi kon ci foofu lañ koy déglu ñu waxtaan ci ak moom mu indi ñu ci ay leeral kon course oto yi ngeen di organiser ak yu demee noonu ndax da ngeen koy organiser nii rek képp ku yor otoom ñëw wala nan la course bi di demee. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu mbokk yi ñu ngi leen di ziar bu wér a wér di leen jox seen wàccuwaay di leen nuyu di nuyu xalifa généraux yeeg ñu seq nguur geeg ñu seqal wàllu àdduna bi. waaw léegi sëñ Thiam kooku dañu ci wax ni que sport la comme yeneen sport yi comme ni bëre nekkee sport course nekk sport mu nekk sport boo xam ne dañ nekk sport la pour les riches waaye ñiy wax dañoo xamul rek course oto mu ngi daw vélo dawal vélo bon ndax boo nee oto day jar xaalis c'est normal oto bi dañ koy defaraat ba nga xam ni xaalis lay jar bien sûr mais vélo course yi am na ci jar 5 millions. am na vélo course bu jar 5 millions vélo yu def 2 kilos nangam 5 millions lay jar. am na vélo 1 million nangam noonu la oto yi mel aussi oto bee dañ ko defar pour nga xam dafa am endurance oto bu mën a daw ay waxtu ay 300-400 kilomètres à l'heure kooku du n'importe quel oto il faut ñu defar ko assaisonné ko ba nga xam ne oto bi dina mën a tenir loolu moteur bi et tout ce qui s'ensuit mais course la boo xam ne aussi dafay tax nit ki am fit dafay tax nit ki am xel mu yaatu développer ses réflexes parce que ñun dañu d'accord ni que nous man je suis commissaire de course automobile et formateur de pilote donc je suis le commissaire de l'ASCOM ASCOM benn département boo xam ne dafa nekk ci biir fédération sénégalaise automoto ñoo ko dérage uniquement pour ñuy former pilote ak di surveiller course yi donc di def règlement yi pénalisé ak ku mu mën a doon boo jéggee charte yi nga xam ne moom la règlement bi teg dañuy pénaliser dañuy génne course bi mooy jeu antisportif nit bëgg la doubler nga coincé ko di ci indi yoo xam ne mën na indi jéyee boo xam ne kenn du xam foofu dañuy daal di génne ci course bi moom parce que sport bu noble la quand même. léegi loolu liñ ci mën a dolli mooy sport la dañ ñaan borom xaalis yee ko def mais ku am auto course mën nga ñëw la du oto bu nekk rek ndax oto bu mën a daw 300 kilomètres à l'heure te pendant 4 heures 5 heures de temps kooku dootu bu nekk mais ku am sa course am na système yi ne ci biir mën nga ñëw boo egsee nag xam na boo laajee xëy na peut-être ñu wax la déroulement bi yooyu nu mu demee. kon ni ñu ko déggee dafay mel ni dafay am formation bu jiitu laataa ñuy commencer course bi. ndax formation boobu payante lay doon wala formation la boo xam ne gratuitement ngeen koy def. waaw formation bi dafa ñaar bu fekkee ne xale la par exemple dañ ko yóbbu mu def carte mooy oto yu tuuti yooyu nga xam ne comme dafa mel ne oto fawukaay mais oto yu doy waar la ñu ngi koy defee ci CICES boobu fa la ñuy former karting yi foofu nga njëkk a commencé karting boo ci commencé nga dem ci moins de 2 litres après nga dem 2 litres après nga supérieur dem ci bolide et cetera donc noonu ngay avancé. donc comme ni ngay jàngee école di ci avancé noonu ngay avancé ci course oto yi mën ngaa bañ a jaar sax ci carte bi nga am sa oto par exemple 205 GTI par exemple modifié ko ñu def ko ba mën a nekk course oto mu mën a tenir mais course oto type boo ko bëggee da ngay jënd oto boo xam ne dañ ko def spécialement pour course oto. léegi kon nag léegi organisation bi ak place bi. ak yu mel noonu fan ngeen di defee course yi ak organisation bi nan lay demee ak ñi ciy bëgg a bokk kañ lañ ciy bokk ak nan lañ ciy bindoo dañuy déposer seen candidature wala yu mel noonu nan la organisation bi di demee. waaw léegi dafa am test yoo xam ne dañ koy defal nit ki d'abord ñu ngi dawee course bi ci Sindia dafa am benn circuit boo xam ne spécialement pour course auto moto ku ñuy wax Polyvens moo ko def ça a coûté pratiquement 5 milliards.
xaalis bu bari la léegi ñu ku bëgg a daw foofu ngay dawee parce que dañ daan daw Thiès daw Dakar mais finalement waa ji defar circuit bi ñu di fa daw foo bëgg a daw nag da ngay joxe xaalis donc foofu ngay ñëw boo amee sa oto dañu am ay club région yu Thiès Dakar yëpp ku ne am nga club automobile da nga ñëw inscrit ci club bi bokk ca am sa oto di entraîner alors bu course oto nga ñëw daw ñëpp di joxe sa engagement ak sa yëpp am sa licence d'abord licence pilote dafa am licence type pilote ak licence commissaire et cetera boo demee ba am licence bi nag léegi mën ngaa daw sa oto mais na fekk nga am oto wala nga dem louer auto course comme Polyvence am na oto ñuy wax ay fën këpp ñu ngi foofu circuit bi da koy louer ku bëgg a ñëw louer daw course ba pare nga fay ko. nga xam ne kon nekkut ne dafa am ay oto spécial yoo xam ne dafa nekk bu course bi jotee ñu distribuer ko nit ñi waaye nit ki ci boppam moom mooy indi oto boppam wala mu seet nu mu def ba am oto pour mën a bokk ci course bi ginnaaw bi nga xamante ni am na licence ba pare ndax itam amut ay jafe-jafe yu ngeen ci dajeel ci jamono ji ngeen di def course yooyu. waaw jafe-jafe mun na ñàkk parce que xam nga oto buy daw 200 300 jusqu'à 400 km/h alors nga am ci tolloog 40 oto yu lancé loo ci circuit bi léegi jafe-jafe du ci mën a ñàkk léegi oto bu daw ba saaraan oto bu daw ba ruuba toj wala oto bu dal ci kaw oto wala oto bu def saaraan dem dal ci barrière yi wala teetaak wala oto bu tàkk yooyu yëpp mënu si ñàkk parce que sport la boo xam ni njëkkante la soo fas course yi ni ñuy njëkkante donc vélo yi di ko njëkkante ainsi de suite donc lépp loo xam ne njëkkante la rek fakka salu mën na ca am mais lu ci def yàlla dañu ci dimbali ba incha allahu taala boo ñu ko commencé def li kenn deewagu ci ay dégâts matériels nag mënu si ñàkk moom course bi day jeex sax doo laal kenn mais boo pare da nga seet genn wàllu oto bi bomb nga ko ci miir yi fu nekk ba pare-choc yi tasaaroo na lu bari yàqu na ci oto bi donc loolu mënu si ñàkk parce que sport mécanique la te moo tax gis nga du ku nekk moo mën a def course oto parce que oto bi dafa laaj réflexe oto buy daw 300 km/h nga dugg ci song benn virage raté virage wala redressé yéegat ci kaw tali bi kooku nga xam ne ay tierce fraction de seconde la laaj pour nga mën a réussir situation bi nga xam ni circuit bi par exemple 5 km la gars yi nga koy dawal 1 minute 5 secondes la gars yi def 5 km 1 minute 5 secondes laa wax premier moom la koy def ndaare bi moo koy def 2 minutes nga xam ne gars yi dañ daw ba taxaw ba tekki ba dindi seen i pneu mu soogee si mooy def circuit bi de 5 kilomètres 2 minutes te circuit bi tàllaliwul dafa am ay jàddkaay ay ruqu jàdd yu metti yoo xam ni noonu la bindoo il faut ngay teggi sa tànk léeg-léeg. nga xam ne léegi kon képp koo xam ne andi nga sa oto bu amee dégâts yu mel noonu dafay mel ni kon yow yaay dem defaraatal sa bopp sa oto. ah waaw wala xam nga li gars yi xamul mooy fu gars yi jëlee xaalis bi mooy par exemple yow da nga am sa oto ñëw jënd sa essence fay sa licence joxe sa engagement ñëw daw nga daw ba course bi jeex fekk def nga entre essence licence engagement defal sa oto def nga par exemple lu 3 millions nga daw course bi mu jeex nga am 1 million ñu ni kon fan la affaire bi nekk affaire bi dafa loo gis dafa am secret sponsor yi ñooy fay xaalis bi télé yi rajo yi sponsor yi ñooy tax muy dox par exemple da ngay ñëw ku toll que par exemple mel ne Kiran tafal la benn plaque Kiran publicité am la mais kooku day fay Elton ñëw tafal la day fay Fontaine ñëw tafal la day fay gis oto boo xam day fees dell ak sponsor par exemple sponsor bu nekk da koy fay xaalis soo dawee ba course bi jeex da nga koy daay teppi sànni bu bëggee nga tafalaat ko day fay sponsor yooyu ñooy tax nit ñi mën a dund si course oto mais du question la nga da nga daf dépensé 2 millions 3 millions wala ba 5 millions daw course bi yeex ñu la benn coupe boo xam ne mën nga ciy jënd téeméeri junni coupe ñu jox la benn sagaras coupe boo xam ni mooy loolu mais sponsor yi ñoo lay jox xaalis mais loolu nag ñi raw ñoo koy am bu fekkee yow doo raw moom da ngay mujj bàyyi de parce que du xam foo jàppal. donc kon day mel ni sport la boo xam ne d'abord plaisir bi moo ci jiitu en plus itam am formation bi te soo amee formation bi itam nga am performance yi nga xam ne moo lay permettre aussi nga mën cee avancer ba mën a am sponsor yoo xamante ni ñoom li ngay dépenser ci say frais yi ngay defee pour mën a ñëw ci course bi nga mën di ko dabaatal donc kon pour terminer ci côté boobu parce que tali bi bari na ay accident yu bari ñu bari ñenn ñi ngi wax naan indiscipline la ñenn ñi ñu ngi wax ne ñàkk a mën a dawal la léeg-léeg ñenn ñi di wax sax ni tali yi ñoom ñu baaxul lan moo waral accident yi bu fekkonte ne yow bëgg nga cee wax.
waa xam nga nañ ko seet ci benn point élève boo gis mu dugg école dafay yaru réglé parce que dafa ragal maître bi mooy ñi ngay former pour ñu am permis bu ñu ñëwee examen dañu naan noj jub réglé ba am seen permis jikko borom pax su génnee daal di am beneen jikko boobu nag lay wane ci kaw tali bi mais kooku mënoo ci dara juróo ko jëndoo ko dangaa xëy si bu mu ne ponk lu mu jëm nga indi ko nga jàngal ko lu mu ñaari weer ñett ba juróomi weer mu am lu mu dem yoonam daal di jël jikkoom teg ci kaw tali bi kooku kenn mënu ko fi dindi. am na loo xam ne bu ñu ko defee loolu jeex mooy li ñuy wax la DRTT mooy direction des transports terrestres na woo ñi nga xam ne ñoo syndicat yi séq transport bi woo directeur auto école yi woo les forces de l'ordre ñu toog réunir waxtaan. man je pense que li may wax ni incha allah bu ñu ko defee accident bu jeexul di dana dootul garaawati mooy doon ñi ni bus yi bis bu nekk nañ ko plombé à 70 kilomètres à l'heure par exemple damay joxe benn chiffre rek mais loolu dañ koy discuter cette place yi nangam oto bu nekk ñi plombé la chaque 3 mois nga dem visite technique oto bi su fekkee ñëw nañ fekk nga déplombé oto bi yow ñu nangu sa permis jël cartage si oto bi yóbbu oto bi fourrière tegal ko ay taxes yu méttee métti ba nga xam ne boo ko fayee dindi ko dootu ko jar bi des problème bi mën nañ ko def ci pompe ba pompe bi ça coûte cher du la jaral daw ay xel du la jaral dajji pompe boobu sànni jëlee beneen pompe def ci du la ko jaral te boo yéegee ci tali bi nga gis nit ñi daw li nga xam ne teguñu ko fenn ñaari bus yu fees dal di njëkkante ay client ba def musiba camion yi la même chose lu tax mënuñu plomber oto yi c'est le seul et unique problème qui peut régler les accidents amul beneen pexe munoo yar nit ñi boo leen dóoree bu ñu la wàcce bu ñu la rombee def la leen neex mais boo plombé oto bi xam nga oto bay dem. boo plombé oto bi 70 kilomètres à l'heure nga jël mool teg ci accélérateur bi du wees 70 waa 70 kay ñaari oto bu ñu forantante y aura moins de danger. C'est le seul et unique problème qui peut régler les accidents amul leneen. c'est le seul et unique moyen bi nga xamante ni moom moo mën a arrêter accident yi ci kaw tali bi loolee la daane lay kàddoom ginnaaw ba mu leeralee li nga xamante ni moo di course oto yi ak fan lay amee ak li nga xamante ni noonu lañ ci bokkee niki noonu itam naka la jafe-jafe yi di amee ak nan lañ koy dundee loolu lépp di lu am solo ñu dalaloon Serigne Mouhamadou Ndiaye di leen fàttali ne moom moo nekk directeur Touba auto école beneen bi ci toppit mu nekk commissaire de l'ASCO nekk di yëngu ci wàllum course oto yi ak li nga xamante ni moo di permis de conduire yi ñu di ko sant di ko gërëm di ko ñaanal mu yàgg fi lool ba li mu bëgg a liggéey ci wet googu suñu borom jàppale ko ci di leen fàttaliwaat it ne fan yi am na yoo xamante ni mu ngi génn ci télé yi mu mën ci jël misaal lu mel ni waxi Cheikh Yérim Seck ji nga xamante ni mu ngi ko jagleel ci ne day prétendant être koo xamante ni moo gën a jege ay gëstu moo gën a wér moo gën a leer ba pare muy wax ay devin yoo xamante ni ñoom ñoo war a remplacer Macky Sall di ko jéem a tànn ci opposant yi ku mel ni Idriss Seck ak ñi nga xam ne ñoo ko wër ku mel ni Amadou Ba ak ñi mu ci tudd ku mel ni Cheikh Oumar Anne ak Mansour Faye ñooy mel noonu nga xam ne ñoom la jàpp ne nee nañ ñoom la gën a yéene nguur gi loolu nag ma leen di wax ni point la boo xam ne bu ñu bëgg pour divertir leen li nga xamante ni moo di pensée Cheikh Yérim Seck du koo xamante ni ku jaar sukkandiku ci ay kàddoom ngir jàpp ne kàddu yu authentique la li ma gën a jàpp sax mooy gouvernement bi moo ko yónni ngir mu teg benn débat ci fi nga xamante ni moo di askan wi ngir ñu mën cee nekk di coow jëru ko troisième mandat mbiru jom la fu la fayda monsieur le président di jox dig daje ba beneen yoon jaajëf